spectateur Samy TV gannaaw bu ñu leen nuyoo di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen nit di leen ndokkee si ajuma ji ñu nekk waaw tey ñu ngi fi nga xamante ni mooy Tëngéej jardin public bu Tëngéej waa ñoo lànk ñoo bañ ñëw def seen mouvement si yokkum électricité bi ñu taxaw ak fii si ñu waa ji nga xam ne si la bokk si ñoom. wax ñu ñëwaat am suñu waa ji nga xamante ni moom it mu ngi bokk si ñoo lànk ñoo bañ si yokkum électricité bi sëñ bi nuyu nañu. maa ngi leen di fay. mbaa yéen a ngi am jàmm gis nañ seen mouvement tey seen taxawaay si li nga xamante ni moom ngeen di xeex muy électricité bi ngeen def ko fi nga xamante ni mooy face à face ak Sonatel bi def ko si kanam buntu jardin public bi gis nañ tamit mbooloo bi fi ñëw ana lan ngeen mën a jox population bi pour ñu gën a motiver si mu seen mouvement bi. waaw sëñ bi maa ngi leen di sant mais di wax ni tey jii nii du question lu ñu war a mën a jox population pour ñu motiver wu waaye tey jii nii dañuy wax ci benn stratégie boo xamante ni préfet moom moo ko teg pour fexe ba marché bi bañ a am ndaxte nit ñi motiver wu woon nañ xamoon nañ ni dañu war a marché tey waaye amuñu woon lu leen leer ci ndax dañ koy autoriser wala duñ ko autoriser tey ci midi la préfet di soog a wax ni marché bi du sax marche rassemblement la ñuy def fii ci buntu jardin public au moment où ñun ñi ngi prévoir oon def marche ba Sénélec kon toog ba midi bi mu toog soog a wax ni mën nañ ko def loolu moo xaw a yàq suñu communication am na si ñoo xam ne bi ñu ñëwee dañ dem toog Sénélec gisuñu kenn dañ mujjee ñibbi ñun nag ñi nga xam ne ñun ñoo mujjee jot information bi mujjee woon am possibilité mu tasaat carrément moo tax tey ngeen gis fi nombre bii nii quand même tane na mais mënoon na ko ëpp. waaw tane moom mënoon na ko ëpp daanaka li nga wax mën nañ see jàngat ni. préfet moo leen note moo tax peut-être sax benn population mënoo leen ko am fii tey. loolu kese la ndaxte bu fekkoonte ni biñ demandé biñ informé préfet xamal ka ni dañuy marche boobaa bu fekkoonte ni neewoon nañu waaw dinañ leen yónnee police ñu encadré seen doxu ñaxtu boobu bu boobaa information bi dina jàll nit ñi xam waaye dafa bàyyi ba tey vendredi midi nga xam ni si lañ waroon def affaire bi ñenn ñi sax dem ba jàpp ni dootul am. ñi si des jàpp ni Sénélec bi ñu leen waxoon la ñuy soog a conclure ni tey fii nii si jardin public lay doon kon jàpp nañ ni bu sooxee tey moom la. waaw dégg nañuy wax mais ñoo lànk ñoo bañ si yokkum électricité bi kese la wala mouvement la wala nu mu demee noonu. waaw ñoo lànk ñoo bañ nag ay kuréel ñoo ko jur ñoo ko meññ kuréel yooyu ko meññ dañ ko meññ bi si njëkk ngir xeex. njëgu courant bi nga xamante ne dafay yokk ndaxte ñun dañ jàpp ni courant dafa war a wàññeeku Sénégal waaye warul yokk Sénégal dañ jàpp ni xaalis bi nga xamante ni njabootu Macky Sall ni ñu koy séddoo xaalis bi nga xamante ni muy 6 000 milliards jiiñ nañ ko Aliou Sall xaalis bi nga xam ne jiiñ nañ ko Cheikh Omar Anne moom moo ko sàcc université xaalis bi nga xam ne Macky Sall moom la jëndee Mercedes may bagam boobu xaalis bi nga xam ne ñi ngi koy may tubaab bi ñu koy tuddee grâce fiscale xaalis boobu yëpp bu ñu ko defoon ci Sénélec tey courant du yokk waaye day wàcc bi si topp mooy Guy Marius Sagna bi nga xamante ni dañ ko jàpp si loo xam ne du lu dul yoon dañ ko war a bàyyi te comme li Babacar Diop wax rek man si laa nekk ba léegi nii mooy Guy Marius bu ñu ko bàyyiwul ñun ñoo war a booloo dem tijji ji prison yi mu dem ñibbi si ay këram ndaxte otage politique la. juddu ko ari ñaa rew nag mbooloo moo kaa lekk te ndugg yëpp si marsa la jóge sa yaay jar si nag ndax damay jaay da ngay jaam masala mooy dëgg du yoon deret dafa foor place moo la xëccoo ko ma armée la te kenn xëccoo ko boo feebaree sax kenn du la xam boo dee gis nag yi commencé saa ko ceeb di commencé nit la ca wax dëgg du yoon boo bàggee ba xam lépp boo amee xaalis doo xam tus kaay armée la kat kenn naa ko njëkk a wax mooy Ndongo Lo te dëgg la wax jaaykat da ko war a jàppale mooy fële du yoon ka sàcc la nga teg ko fële ka liggéey bàyyi ko mu liggéey sa jabar ngale la ko nii mu def jabari jàmm na koy bàyyi te ret boo ko foor waaw jërëjëf gerte jaam gee loolu def ñax mi lay def yëpp ci deret yëpp ci suuf lay jóge ci suuf lay dugaat waaw jërëjëf jëwriñ waaw gars yi ñu ngi signalé waaw ma annoncé waaw dañu wax ne arrivé mouvement Y'en a marre noyau dur national bi waaw présence Simon waaw Taïga waaw Aline Thiaw waaw ak Thiat dëgg la ñëw nañ ngir dooleel si waa Tëngéej sur dooleel si waa Tëngéej xam nañ ne jox nañu cër Tëngéej bu mag dëgg la parce que yoon bi ni muy métti yëpp après juma ba tey ñu ngi ci yoon bi di ko ñàkkante dëgg la ñëw teew dooleel waa Tëngéej may ñaan assistant ngeen may ñu loxo ñoo ñu bàyyeekoo Dakar
ñëw ba fii ngir jàppale waa Tëngéej ci combat bi ñu nekk nii. tàccul leen ñu képp koo xam ne jóge na parce que ñu ngi seen Simon ñu ngi seen Thiat ñu ngi seen ñëpp donc te ñun ñoom ñëpp combat bi moom moo leen ñor di wax ne combat bi yeggoon nañu foo xamante ni tey nee mënoon na demee neneen mais yii waaw taw fe dañuy fàttali waat ñu rek di leen fàttali waaw ne leen bu fekkee am na sax bu ñu yéen leen soxla loxo ci kaw nii saay parce que jaay ñi ànd ak moom ñoo ngi la saay dëgg Macky mooy saay yii ñun moom nañu yóbbu dik ragaluñ ko mais xam naa grave xam naa nama kii Mari Sagna soo sàgganu damay def dégâts fekk ci ko waaw askanu Sénégal waaw Macky daa foog ne mu ngi noot kii xamul ne instant yi dafa may ji loo xamante ne nii dëgg la xam nga lu tax waaw Macky tey li tax xam nga doon ko jox waaw parce que bañ koy noot waaw askan bi ne kii kenn du ko noot dëgg la di nga jàppale dëgg la may li mu am dëgg la wol ba dugg ñëw askan ba ko doon xeex la waaw dama ne Simon Ngele du ma bàyyi ma fen dëgg la Thiat Ngele du ma bàyyi ma fen dëgg la yaa ngi ne Aliou Thiel Ngele du ma bàyyi ma fen dëgg la Macky ba muy gàddu mercato bi la si comme démb si ñun si àjjuma ji dëgg la place de l'Obélisque muy jooy suñu kanam ma ne la ñi nga xamante ni ñooy Thiat ak ki nga xamante ni moom mooy déjà noonu la demee gars yi du ñu def lu dul ñëw wax ak ki nga xam ku ko gis xam ni yàgg na fightal Sénégal ku ko gis xam ni si lu jëmal Sénégal rek lay dox bañ na ko ba seeni sound yëpp pour motiver askan wi pour yóbbu askan wi pour jëmal Sénégal kanam moo leen tax a jóg dañu lay nuyu. waaw waaleykum salaam fay naa leen. waaw ginnaaw ba ngeen ñëwee fii ñu gis leen fi nga xamante ni moom mooy ñoo lànk ñoo bañ ci électricité bi te tàmm nañ leen di leen gis si yu mel ni si ay mouvement yoo xam ne sénégalais dañuy ñaxtu si li nga xamante ni moom mooy métti sénégalais yi lan ngeen si wax tey ak lan moo leen indi tey. waaw comme ni nga ko waxee problème mu hausse facture d'électricité yi moo ñu indi tey waa ñoo lànk Rufisque woote ndaje bi ñu woote woon ko buntu Sénélec mais gars yi bañal leen ko ñu indi ko fii à la dernière minute. donc ñu ñëw pour soutenir leen mais ñëw tamit pour méttitlu yokkute boobu méttitlu à chaque fois gouvernement bi bu pasaree alalu askan wi ci ay meeting ci ay élection après askan wi mooy fay ndax ci la ñuy yokk njëgu courant yokk njëgu denrée de première nécessité yi et loolu du dëgg du yoon donc vu que ñun bokkuñu ci ñi nga xam ne dañuy noppi di nangu bépp nootange ñu koy teg suñu kaw ñu décider jóg ànd ak ay kuréel yu bëri créer plateforme tuddee ko ñoo lànk pour décider xeex loolu suñu benn morom nag mu tudd Guy Marius Sagna ñu jàpp ko ci xeex boobu muy xeexal askan wi parce que amaana moom am na njëgu lu muy am na lu muy fayee courant mu ngi liggéey ñu ngi koy fay am na moyen fay courant mais am na ñoo xam ne yokkute boobu arrangé wu leen ndax amuñu moyen bi waaw et le fait que amuñu moyen yooyu rek du yoon sénégalais di toog di seetaan nguur gi di def lu ko neex waaw donc loolu tax ñu jóg décider ne ñoo lànk ñoo bañ. instrument état la appareil état la IGE Macky Sall moo leen fa teg IGE dañoo saytu jàpp ay ministre ne ñii dañoo luubal alalu réew mi ay milliards ak ay milliards yooyu bu desoon ci keesu état bi amaana tey du ñu yokk prix de l'électricité. waaw lu lay tey xaalis boobu ñu doon jël di séddale ci élection yi ñëpp gis nañ ko ci internet bi ñuy séddale di joxe ay GIE di joxe ay pass di jël ay car xam nga di embarqué nit yi di leen yóbbu ay arène nationale ay xawma fan ak fan loolu yëpp fii la ñu fekk donc tey pasare boobu ñu pasare alalu réew mi ñoom seen ñàkk matadi la seen ñàkk matadi tey moo ñu yóbbee tey ñun ñu naan dañuy fayloo ay factures yoo xam ne du dëgg du yoon maintenant bu askan wi toogee ne luñ ko teg rek da koy nangu donc suba am na leneen luy ñëw te loolu mën na jur leneen lu gën a métti loo tax balaa ñuy yegg foofu parce que ñu ngi naan facture ndox yaa ngi waaj a yokk ceeb diwlin yokk na xam nga parce que keesu état amatul dara moo tax ñuy yokk loolu pour ñoom masquer seeni ay tojange yi ñu defoon ci élection yi ak yi nga xam ne tey seen ay ministre wala seen ay directeur luubal nañu alalu askan wi jëlee ko ci keesu état bi donc loolu bu desoon ci keesu état bi tey lii nii yëpp ñuy def du am
looloo tax ñu taxaw décider ne ñoo lànk. waaw ñoo lànk ñoo bañ gars yi dégg na léegi man damay laaj ana lan ngeen mën a wax askan wi ba tey ñu ñëw dooleel leen si li nga xamante ni parce que ñoom tamit seen njëriñ la parce que bu ngeen demee bay xeex li askan wi ngeen koy xeexal du yéen kese peut-être di ngeen fay courant di ngeen fay ndox mais tamit askan wi ñoo koy fañ kon tey bu ngeen demee ba réussir si lii nii ba ñu ngi koy ñaan yàlla ñu wàññi ko kon njëriñu askan wi la lan ngay wax askan wi tey. askan wi su fekkee ne ñoom yëg nañu yokkute bi nañu taxaw wane ko su fekkee ne ñoom dañu yërëm sénégalais yi surtout sénégalais yi nga xam ne mënuñu fay nañ ko wane su fekkee ne tamit dañu àndul ak ni réew mi di doxee parce que ñëpp a gis nañ ne réew mi gars yi dañoo ndóol xaalis amul dara amul nit yaa ngi commencé jëlaat ay gaal di dem xam nga immigration clandestine bi wax ñoomin seen donc askan wi bu leen ñii gën a gore ñi teew fii ñi organiser lii bu ñu leen gën a gore parce que à la fin loolu la. waaw kon askan wi ñoo ko déggandoo kon ñu ngeen di ñaan yéen ñoom ngeen ñoo taxaw jàppale ñi nga xamante ni ñooy waa mouvement ñoo lànk ñoo bañ parce que li ñuy def ni njëriñu askan wi la njëriñu sénégalais yi la kon tey buñ ko wàññee peut-être bi doon génnatul ba tax sax war nañ mën a dem ba nga xamante ni fayum courant sax mën nañ wax ni dootul am parce que am nañ moyen yooyu noonu fii nga xamante ni mooy Sénégal am nañ comment dire encore am nañ matériel yi nga xamante ni buñ ko utiliser ñun courant même bu fekkee sax dañuy fay dootul bari kon ñu ngeen di jaajëfal sama gars yi nga xam ne moom laa fekk fii ñu organiser bi parce que ñu jara jàppale lañu aussi parce que ñu ngi xeexal Sénégal ñu ngi xeexal population Sénégal lan mooy sa dernier mot. waaw di jaajëfal ñoo lànk Rufisque di jaajëfal citoyen patriote ñëpp ñi nga xam ne tey teewee nañu mbir mi di leen remercier et di leen wax ne lii la affaire bi xeex la waaw bu mu jaam moom bu mu dogee du tey donc xeex la di remercier ñi nga xam ne tamit ñu ngi seen kër yi di ñaan parce que ci xeetu xeex bi la bokk rek waaw mais di wax ndaw ñi dañu war a jël seen destin en marche chaque génération chaque génération a le devoir xam nga de mener le combat xam nga l'assumer wala dem toog di naan ataaya naan ay Modou Lo mooy sama mbër Balla Gaye mooy sama mbër Real mooy sama équipe Barcelone mooy sama équipe génération bu nekk da nga war a taxaw assumer génération bu nekk da nga war a taxaw défendre li nga xam ne dañ koy teg ci askan goo xam ne mérité wu ko donc génération boobu noonu ñu ngi leen di woo ngeen taxaw temm tamit respecter seen dëkk respecter seen réew xam nga respecter tamit ñi nga xam ne dañuy def lu mel nii di ko teewee jaajëf. ok jaa ngeen jëf gars yi ñoo ko déggandoo li sawaay wax kon loolu am na solo trop ñu ngi def lu di la jaajëfal yow it di jaajëfal ñi nga xamante ñoom ñoo organiser lii nii wasalaam ñu dem xool yeneen gars yi boo xam lu ñu indi ñoom it ku nekk ak sa xalaatam. maa ngi tudd Adji Binta Gueye nekk responsable libéral. waaw Adji Binta Gueye ginnaaw bi ñu la nuyoo dañuy wax lan mooy seen taxawaay lan moo la indi fii tey si mouvement ñoo lànk ñoo bañ bi tey lan moo la fi indi. damay ñëw tey pour paraphraser ku ñuy wax Lamartine moo waxoon honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle fi mu ne nii sikkim dafa lakkandoo te kenn talu la fay sa sikkimu morom li ko lakk nag du dara lu dul Macky Sall yorin bu bon bu mu yor dëkk bi dund gi cher courant bi yokk injustice bi nga xamante ni moo am ci dëkk bi loolu tey moo ñu tax a génn. l'injustice bi am ci dëkk bi tey ñu ñëw fii ngir yokkum courant mi tey ñu ñëw fii si parce que dañ ne ñoo lànk ñoo bañ si augmentation électricité bi léegi yéen fan ngeen teg seen taxawaay tey fan ngeen ko teg ak lan ngeen mën a wax population pour motiver leen pour ñu jàpp leen ak lan nga leen mën a wax lu dal seen xel pour tey ñoom ñu ñëw. waaw boo gisee tey jii ma ñëw jàppale si waa ñoo lànk parce que dama gis ne ñoom cause bi ñuy xeex nii cause bu noble la maanaam courant bi nga xamante ni moom lañ ji yokku nekkul lu jaadu parce que Macky Sall moo fi waxoon ne fii ak 2021 Sénégal dina jaay courant yeneen i dëkk kon tey suñ demee ba si 2020 bi ñu ñëw di yokk facture courant yi te askan bi duñ ko mën a àttan te loolu dafay métti ci ñi nga xamante ne nii
ñoo yor seen i kër te seen loxo jotul seen ginnaaw ñu doon ay néew di doole looloo tax tey ñu ñëw taxaw ne tey kat ñoo lànk lii ñuy xeex mu doon loo xamante ni cause bu noble la war nañ cee ñëw bay suñu laaj xam ne lii lu am importance la ci dëkk bi ndax nit ñëpp dañoo war a jug takku taxaw xeex lii ndax buñ ko bàyyee mu jàll bu ëllëgee dinañ teg leneen loo xamante ni duñu xam fuñ koy waxee. waaw mais damay laajaat ak mbooloo bi ma gis fii taxu koo demee noonu mais est-ce que tey ak mbooloo bi kese mën na motiver wala mën na xofloo nguur gi ba tey mu dellu ginnaaw si mu waxoon ak mbooloo bi ma gis fii. mbooloo bi yow yaa jàpp ni dafa tuuti peut-être nit ñi ñoo ngi vaquer à leur occupation mais tey ma xamal la leen ñi mer toog seen biir kër ñoo ëpp ñi mer génn ci mbedd mi parce que heure bi peut-être am na ñoo xam te ni ñi ngi ci seeni liggéey mais ñi nekk fii nii bu leen xeeb parce que juróomi nit yu dëggu ca la ñuy def moo gën téeméeri nit yoo xamante ne dëgguwuñ te ñi fi nekk ñëpp lu ñu néew leer na ma ne li ñuy def nii lu dëggu la ci ñoom. waaw mais da nga ne am na ñu mer toog seen biir kër. peut-être ñoo ëpp mais est-ce que boo meree am lu la metti téye ko pour yow toogaale ko sa kër ñëwoo def ni ñii manifester ñëpp xam ni lii ñi mu metti bari na ñu mën see saafara est-ce que dina sotti. maanaam ñun ñi nga xamante ni ñoo néew nekk fii ñun ñooy dem xëcc ji ñi nga xamante ni ñoo nekk seen kër peut-être lii première pas la rek bu ñëwee ba ci kanam dinañ tegaat yeneen jalon yoo xamante ni dina tax nit ñi gën a gëm xeex bi xam ne xeex bi xeex bu yell la te war nañ ko xeex. waaw kon ñoo ko déggandoo ñu ngay jaajëfal lu bare bari si li ñu may waaw gars yi ñoo ko dégg xam naa ba léegi rek dañuy dem xool yeneen gars yi ndax nee naa leen ku nekk ak sa xalaat ku nekk ak li nga xamante ne moom moo tax a jóg tey si bés bi duñ def lu dul doxantu ndax xool yeneen gars yi ñu indi seen i xalaat ñoom it si bés bi soxna si ñu ngay jaajëfal bu baax. jaajëfal bu baax sëñ bi vraiment Samy TV vraiment ñu ngi leen di jaajëfal bu baax seen liggéey rafet na trop ñu ngi leen di jaajëfal. ok merci beaucoup. yaakaar naa ne ñii ñoo ma tàggat ci loolu ñoo ma fekk ma nekk sama dëgg rëcc di xeex injustice di xeex non-gouvernance di xeex yorin bu bon di xeex lu njuuj ñoo na ma rak ñoo ma naam ñoo ma frère ma ne leen naam ñoo ma kaay nañ àndandoo xeexoo ma ñëw seen biir di ko dooleel Fallou jox jëtte ngeen man ak sama nawle ana police bu ma garba police alamu ana police soxla nañ la fii ci kaw police ñëwal fii ci kaw parce que day ji bu wax yana maa di fii bu ma garba ayas police yaa nga jëkkal ko am doole ci kàddu waa Tëngéej ci turu waa Tëngéej man taw foofu maa leen di remercier di leen xamal ne li ma leen di wax yéen a ma ko gën a xam on n'arrête pas la avec ses bras ba pas plus tard ce matin y a un gars un Rufisquois mu ngi jàkkaarloo ñu mu ngi ci bëgg naa rek taxaw ci yéen la def poste amul lu mu waxul amul lu mu déggul pas plus tard ce matin monsieur Lay Sène mu ngi ci maire bi jàkkaarloo ñun ñu may gis maa ngi koy gis pas plus tard ce matin bokk na ci ñu wax lu ñaaw ci marché bi ñëpp jël seen tur utilisé wax lu ñaaw mais loolu mos nañ ko ñu leen di encouragé di leen remercier di leen félicité de passage ci turu waa Rufisque jaajëf waay waaw xaaral defe naa on n'est pas là en tant que Y'en a marre on est là en tant que ñoo lànk ana Fallou nit ki dëgg ana Fallou ana waa gilet rouge yi gilet rouge bi si ginnaaw tan leen affaire bi plateforme la ñoo lànk la waaw donc il faut ñoo lànk ñëw taxaw fii gilet rouge yi waa FRAPP ana FRAPP est-ce que FRAPP am na fi benn membre ah ana Togola ana Togola dafa dem waa FRAPP tamit lañ ñëw parce que affaire bi ñoo lànk la avant tout waaw salaamaaleykum waa Tëngéej di am kontante ñëw fii di am fierté ñëw fii janoog yéen am lu ñu métti lool nag parce que dëkk da nga koy seet ci maanaam la gën a kawe ci dëkk ba mais boo ñëwee Tëngéej fekk mairie Tëngéej bi salte ba mel nii bu mu la jaaxal bu Tëngéej salte mu lay firndeel ni monsieur le maire ak équipe am ñoo gën a salte ci Tëngéej moo tax Tëngéej setul beneen bi mooy kan mooy seen njiit parce que maire yi préfet gouverneur hiérarchie la rek nguur lañ fi teewal nguuru Sénégal moo setul ci dara jubuñ ci dara duñu wax dëgg duñu def dëgg tappale kat lañ sàcc kat lañ te luñ sàcc teg ko ci ndodd askan bi loolu lañ wax ne dafa jeex mënuñu comprendre courant boo wàññi woon en 2016
bëgg ko yokkaat en 2019 sénégalais yi mënuñu ko nangu sàcckatu de la république yi milliards yi Mame Mbaye Niang jël milliards yi directeur poste jël directeur port jël ko soo ko jëloon def ko ci courant bi sénégalais yi duñ ko fay du nekk seen kaw ndodd loolu la ñu wax ne duñu ko nangu ba pare tamit il faut que ñu yeewu Guy Marius Sagna bi mu jàpp tëj ko ci kaso bi depuis le début ambition wu président Macky Sall mooy jàpp Guy Marius Sagna musul bëgg jàpp keneen Guy Marius Sagna moo ko sonal pourquoi parce que Guy Marius Sagna moo nekk France Dégage di xeex contrat yi muy jox tubaab yi gis ngeen ay Auchan gis ngeen station service yi gis ngeen ni tubaab yi moomay réew mi autoroute yi marché public yi te amul benn appel d'offre loolu Guy Marius Sagna di ko dénoncé ñu ne benn waay mu nekk ci xeexu franc CFA bi Macky Sall ak Ouattara wër Afrique bi yëpp naan franc CFA bi baax na franc CFA bi baax na Guy Marius di ci xeex Kémi Séba di ci xeex waa France Dégage di ci xeex ba tey ñu war cee am ndam mu ñëw bugg koo capitaliser loolu bokk na ci liñ koy contrer bokk na ci liñ ko contrer mooy son engagement panafricain c'est un panafricaniste pur c'est un héros de la République moom ak ñi ñu tëjandoo woon est-ce que yéen di ngeen nangu Guy Marius Sagna gën leen a gore parce que tey ñun ñëpp ñu nekk fii man mii di wax yéen ñi di filmer 31 décembre suñu ay ginaar la ñu reeree moom mi ngi tëddoon ci kaso bi ndax ñun suñu ay courant moo tax mu génn ba tax ñu jàpp ko ci kaso bi kon Sénégal bu ñu nangu Guy Marius Sagna gën ñoo gore Rufisque nag wane ngeen seen bopp bi tax mobilisation bi mel nii préfet def na lu mu mën midi lañ leen jox autorisation di leen jaaba njalee fii laak fële laak fee laak fële la mais loolu découragé wu leen parce que yéen a ngi nii teew di wax que ne rendez-vous est pris incha allah le 31 janvier dara du sedd Macky Sall libéral otage Guy Marius Sagna wàññil courant bi sénégalais yi sonn nañ saay-saay bu pataa nga bu duuf bu rëy bu ngand bu duuf bu pataa Fallou saay-saay la bu duuf saay-saay la bu pataa man je me dis que Thiat wax na lépp avant tout dañu bëgg a yéen ñi teewee fii ngeen tàccu seen bopp avant tout waaw parce que ñàkkul seen ay waajur na leen bu leen ñëw ñàkkul seen ay mbokk seen ay xarit na leen jaru ko mais tey yéen a ngi fii donc dañu bëgg ngeen tàccu seen bopp avant tout combat bi du jeex te du mës a jeex te encore une fois il faut que mu leer ñun suñu problème mu système la du problème mu nit suba ku fi munti ñëw toog tamit doxalee nuy Macky Sall di doxalee nii ñoo ngi sa kaw il faut que mu leer ci nopp nit yi ku fi munti ñëw di incarner système bu mel nii ñoo ngi sa kaw na gars yi wax lu leen neex ñii xeex rek et cetera non lenn la ñu bëgg mooy li ñuy teg ci ndoddu sénégalais yi mu bañ a diis mu oyof parce que ku ñëw di politique ku ñëw di meeting loolu ngay wax waaw donc encore une fois na ko ñëpp bàyyi xel on se bat contre un système pas contre une personne te benn moment yéen askan wi tamit yéen a war a di bañ ñu leen di teg yenn yi parce que lu ñu leen teg ngeen nangu mooy indi lii du leneen One Love tàccu leen encore une fois seen bopp rendez-vous le 31 pour la grande manifestation de Ñoo Lank salaamaaleykum waa Tëngéej respect à vous yéen mën nañ wax ni comprendre ngeen li xew parce que c'est pas évident bu ñu dugalee demande déclaration de marche ñu ñuy gololoo di ñu fontoo sunu autorités yi respecté wu ñu joxuñu ñu cër mais yéen seen taxawaay tax na saa su ne ñu ngi dellu ginnaaw bu ñu mës a dellu ginnaaw ci sunu taxawaay ñoo moom Sénégal Sénégal Macky Sall moomu ko Sénégal Aly Ngouille Ndiaye moomu ko Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo moomu ko ñoom ñooñu ñëpp moomuñu Sénégal ñun ñoo leen fal sunu waaw lañu war a dox dañ ne démocratie da nga koy foqati doo xaar ñu la koy jox tey autorité policier bi taxaw fii ñun la ñuy liggéeyal liggéeyal ñu Macky Sall liggéeyu ñu Aly Ngouille Ndiaye sénégalais yi la ñuy liggéeyal il faut que ñu gën a am fulla sunu bopp li ñu moom ñu jël ko bañ a xaar ñu naan ñu taxaw leen fii ngeen di taxaw dañ koy foqati marche bi li ñu bëgg ñun mooy am ñoo moom Sénégal di fàttali benn mbir le 31 bii di ñëw
ñu ngi leen di woo à Dakar ñu ngi commencé université jëm rond-point Médina na sénégalais yëpp ñëw Sénégal ñoo ko bokk te buñ bëggee li nga xam ni depuis des années depuis 1960 ñu ngi koy dund war na jeex sénégalais yi dañu war a yeewu xam ni sunu njiit yi ci sunu ñaq rek la ñuy dundee li ñu moom dinaa ci ñëw li ñu moom alalu Sénégal la ñuy jël mais xool leen politiciens yi ñoom ñëpp ku ci nekk li nga yor ci alal kenn xamul nu mu toll fan lañ ko jëlee c'est des voleurs ay sàcc lañ mais nag li am solo mooy sénégalais yi ñu ngi yeewu par benn parce que même les forces de l'ordre am na loo xam sañatuñ ko ci Sénégal kan moo ko xeex yéen a ko xeex nañ continuer di ko xeex parce que ñoom ñun ñoo leen di fay te maa leen di yëgal benn affaire tam bépp sénégalais bu taxaw ne police la bokk te solul tëneem kum ci arrêté bul dem parce que ci démocratie lañ nekk dafa am loo xam ni waratul ci réew mi may wax benn mbir aussi Guy Marius Sagna ñun dañ ko ameel njukkal parce que day jaayante di sacrifier life am pour Sénégal bu ko neexoon toog administration liggéey di fayeeku weer di def ci poosam toog ak njabootam mais dafa comprendre les enjeux moo tax mu jug taxaw di fight dañ ko war a bàyyi mu ñibbi këram yéen waa Tëngéej maa ngi leen di wax vendredi prochain yéen ñëpp dem ngeen uti ay permis pour dem seeti Guy Marius Sagna parce que bu ngeen seetloo démb biñ ko annoncé nit ñi biñ demee commencé nañ leen jox seen permis lan ngeen ciy jàng la démocratie ça s'arrache en Afrique ay baadoole lañ ko seqal waruñu leen may dara saay saxa leen tane duñu ay nitu dara c'est des voleurs je vous remercie mooy que flyers bi pour mu leer que flyers bi dañ ko interdit fii pour mu distribuer ko mais maa ngi leen di woowaat ñun ñëpp tamit à partir de demain ñun ñoo laan ko dañ koy interdire bi waaw non mais c'est pas possible pour mu leen ci bokk ñëpp mais man dama waaru mais lan la ñuy bañ ci pour distribuer flyers yi lan moo ci nekk dara yee sénégalais yi wax leen ni ñu ngi leen di arnaqué di leen sàcc ñu ne kenn du ko distribuer sa waay mbéjum kanam borom a koy fajal boppam il faut que ñu taxaw gars yi dañuy sóob ñoom ay tapet lañ Macky Sall en 2012 biñ ko naree yóbbu kaso da doon daw di jooy Marème Faye Sall moo mujj dem di ko ñaanal kooku yaakaar na ni kaso bi mooy tax nit ñi dellu ginnaaw daa juum ñun pare nañ pour lépp parce que suñu réew moo ñu ko jaral flyers yi day dem ba biir commissariat jëlal leen ma flyers yi ngeen jox ko les forces de l'ordre ñu jël parce que ñoom tam dañuy fay courant waaw salaamaaleykum waa Tëngéej waaw yéen ñëpp ñu ngi rafetlu teewaay bi daanaka li ñu waroon wax li ci bëri wax nañ ko ndaxte depuis 15 heures ba léegi ñu ngi fi lottuñu tàyyiwuñu waaye lenn rek la ñuy naxaru te aussi il faut que ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite ñu jox ñu cër ñu respecté ñu ndaxte ñun ay nit ñu responsable lañ ay nit ñu xam ne dañu bëgg Sénégal donc ñu ngi wax ak ki nga xamante ne moo nekkal président de la République fii di Tëngéej muy le préfet que ne ñun nous avons été responsables moo tax bim ñu woowee pour ñu waxtaan ñu délocaliser li nga xamante ne mooy marche bi rassemblement bi ñu waroon ko def buntu Sénélec indi ko fii c'est parce que ñun jàmm moo ñu tax a jóg mais li nga xamante ne def na ko tey c'est inélégant de sa part parce que ay kilifa mënul ñu jox ak yow wax la ne ça fait une semaine depuis vendredi la ñu déposé suñu demande pour mu autoriser ñu mais mu xaar ba tey di ñu ko soog a jox parce que yaakaar na ni daf ñuy décourager mais loolu c'est peine perdue te ñu ngi koy wax nag et devant l'assistance et devant l'opinion nationale internationale ak ñi nga xam ne ñoo nekk fii la prochaine fois dinañ demander waat autorisation mais 24 heures avant bu ñu ko joxulee fii ñu xam ne foofu nañu déposé foofu la ñuy def loolu mooy message bi nga xamante ne bëgg nañ ñi nga xam ne ñoo fi nekk nañu ko waxal autorité bi ñun dojuñu ñun xeexuñu
tey li nga xamante ne am nañ ko fi muy dal bi li ko waral mooy ne dañ ko autorisé mais buñ ko autorisé wul woon xamoon nañ ne leneen mënoon nañ fi am te ñun loolu taxu ñoo jóg donc ñu ngi demandé autorité bi que mu xam ne ñun jàmm moo ñu tax a jóg waaye bu nekkee leneen moo ko tax a jóg il nous trouvera sur le chemin te ñun duñu daw duñu dayi ñoo lank ñoo bañ ñoo lank yokk du taxamu ñoo lank ñoo bañ jaa ngeen jëf beneen yoon moom ñu déclaré ñu ci ñun moo leen jëlee leen tàngal mbedd mi moom tawoon moom xam na loolu traité loolu ba tey ñu loolu na leen ko yëgal beneen yoon bu ñëwee salaamaaleykum les patriotes salaamaaleykum les combattants sama wax du ci gudd sama wax du ci bëri parce que koo xamante ni il est déjà convaincu jaratul nga koy convaincre donc wax ji mooy yéen ñi nga xamante ni vous êtes déjà convaincus allez convaincre les autres qui sont dans leur maison allez faire sortir tous les 16 millions de Sénégalais pour combattre cette injustice. Allez sortir les mamans, les papas, tout le monde. Seule la lutte libère. Vive la lutte, vive la libération. Libérez Guy Marius Sagna sans rançon. Nous donnons un ultimatum et nous donnons un rendez-vous le 31 janvier que tous les Sénégalais de tous bords, mag, ndaw, góor, jigéen, maire, policiers yi, ñëpp ñu ngi leen ciy woo. Parce que Guy Marius Sagna, c'est un frère. Il est frère avec les policiers, il est frère avec les gendarmes, il est frère avec tout honnête citoyen. Juste qu'il n'est pas frère avec ses voleurs. C'est pour cela qu'il a été emprisonné. Et nous disons non, et nous demandons, nous réclamons sa libération. Vive la liberté! Merci frère. ñeneen ñaar ñu ngi fii tamit ak benn jawwin un combattant national ki nga xamante ne day xeexal réew mi fu waay mën a toll ba si leneen ak leneen yoo xam ne mu ngi siy yëngu sax toujours si protéger réew mi la nekk si protéger population bi aussi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay lu bëree bëri. waaw dañ naan pour ñi xamul tur beex ñoom it seen nga joxe tur bi ñu jublu si waxtaan bi. waaw man la kilifa bu mouvement Y'en a marre bu collectif ñoo lànk ñoo bañ ba tëdd ki tali bi. waaw kilifa ak yim si teg noonu yëpp moom la parce que combattant la day xeexal réew mi di xeexal population sénégalaise tey ñu ñëw Tëngéej fekk ko fi nga xamante ni moom mooy buntu jardin public waa ñoo lànk ñoo bañ di xeex li nga xamante ni moom mooy yokkum électricité bi ngeen teewee ko lan ngeen ñu mën a wax tey si ñoo lànk ñoo bañ. waaw li ñu mën a wax déjà ci population de Tëngéej mooy une satisfaction parce que gis nañ ni le peuple a répondu présent. Parce que comme j'ai l'habitude de dire mooy que ni bu ñu jàpp ni y avait 1000 personnes ou 2000 personnes ou 5000 personnes qui étaient présents mais nañu jàpp ni les 16 millions de Sénégalais sont représentés dans toutes les manifestations. Tu vas trouver là-bas les 16 millions de Sénégalais parce que cette fois-ci c'est un combat bi nga xamante ni dafa ñëpp a ci ànd sëriñ si policiers yi gendarmes yi ñëpp a ci ànd mais ku nekk tamit da nga am ay limites. ku nekk tamit da nga am foo mën a yem tey jii loo xamante ni c'est pour un civil un policier n'a pas le droit de le faire parce qu'il a prêté serment ou un gendarme ou un militaire mais que les Sénégalais sachent que ni c'est un combat boo xamante ni Sénégalais yëpp a ci adhéré tey suñu sëriñ si dañ fi mënut a taxaw mais seen xel seen xol ak seen nopp yëpp ak ñuy déglu tey jii ñi nga xamante ni sax tey jii ñoom ñooy le régime ñoom ci seen bopp sax ci combat boobu la ñu bokk. Juste que nous avons une injustice et ils ne peuvent pas faire machine en arrière parce qu'on a compris. Raquette le, amul benen explication budul raquette le. Donc c'est juste cela. Alors voilà quoi. Ouais, mais est-ce que mën nañ xam pour yéen lan moo waral yokkum électricité bi? Ouais, mais comme on dit, il n'y a pas d'argent dans le pays. Le gouvernement a dilapidé l'argent du contribuable pour payer leur luxe. Alors, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Maintenant, pour fat yoyu, pour fayat salaire aux ministres, pour fayat le luxe des ministres et les députés et autres. Donc nous avons dem ci baadoole bi ñu jël seen weccet yi ñuy am joxaat ko ministres yeeg magistrats yeeg ñooñu et cetera. Donc loolu moo ko waral raquette la et loolu la ñuy bañ ñu dénoncer ko te dinañ ko dénoncer ba keroog ñu ciy del ci ginnaaw. waaw dinañ ko dénoncer ba keroog ñu ciy dellu ginnaaw. léegi ñu ne dañoo ñëw fekk fi benn population yaakaaroon nañ ni bu ñu ñëwee dinañ fi fekk lu ko ëpp
mais naka ngeen jàngatee est-ce que tamit nguur gi dina bàyyi xel ci population bi fi nekk nii parce que taxu koo bari noonu. Non bàyyi leen taxu koo bari mooy ci njëlbeen laa ko wax en tout cas de toute façon nous on est satisfait génn leen ñu xeex injustice génn leen ñu xeex lu metti nit ñëpp même si tu vois 2 personnes jàppal que ni ces 2 personnes représentent 16 millions de Sénégalais c'est pas le nombre qui compte encore une fois mais tey jii le combat de Nion Lank partout dans les foyers même au palais de la République moom la ñuy waxtaanee te combat la boo xamante ni ñëpp a ci adhéré donc c'est pas une question de nombre pour man il y avait les 16 millions de Sénégalais aujourd'hui ici dans cette place ouais. waaw affaire de Guy Marius parce que dégg nañ yéen a ngi koy wax Guy Marius est-ce que gars yi mën nañ xam lan ngeen mën a wax ba tax ngeen ne nañ libéré Guy Marius. lan la ñu mën a wax c'est-à-dire. comme lan ngeen bëgg ak Guy Marius su mu représenté si yéen. ba tax ngeen bëgg ñu libéré ko. non mais Guy Marius li muy représenté mooy comme bi ngay def sa présentation c'est quelqu'un qui se bat pour les intérêts des populations Guy Marius lan lañ ko jàppee déjà loolu ngay xool lu ñu jàppee par exemple Bougazeli da doon trafiquer faux billets loolu nekk crime économique lan la ñu jàppee Guy Marius Sagna da doon xeex pour la libération de son peuple da doon xeex parce que dañu xëy teg lu metti lu diis ki ndoddu askan bi Guy Marius taxaw comme 16 millions de Sénégalais à lui seul mu nekk 16 millions de Sénégalais taxaw dénoncé ko looloo ko yóbbu ci kaso bi. waaw mais alors donc nous demandons sa libération mais on sait que c'est pas sa place là-bas la place de Guy Marius c'est d'or c'est de mener le combat dans la rue comme nous comme tout le monde comme tout Sénégalais sa place n'est pas là-bas mais on sait que c'est de l'acharnement on sait que voilà on sait que c'est de la dictature on sait que c'est de l'injustice voilà donc. mais parce que dañ ne képp kuy marche amoo droit yegg pare. oh je suis désolé kuy marche am nga droit taxaw fu ne bu fekkente ni dañ ne ñun dañuy copier sunu démocratie ci États-Unis ak ci France et on sait que ni ñun dañuy copier sunu gouvernement yi dañuy copier sunu nu mu tuddati sunu truc constitution ñu ngi ko dippee ci constitution bu France alors demal en France nit ñi dañuy taxaw buntu palais États-Unis moo gën a fragile nit ñi dañuy taxaw buntu palais dañuy saaga sax Trump saaga ba seen xol sedd ñu dem seen yoon c'est de l'acharnement et on sait lu lalu ci suuf donc c'est de l'emprisonnement recommandé par Macron ça tout le monde le sait yeneen yi ki laxasu yëpp ñëpp xam nañ ko donc de toute façon ñun duñ ci bëri wax nous demandons sa libération et immédiatement voilà. ok lan ngay wax waa Tëngéej si ñoo lànk ñoo bañ bi tey. waaw mais mooy li ma wax bi ma yéegee ci kaw podium bi un convaincu on n'a pas besoin de convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu tous les gens qui étaient là aujourd'hui allez sensibiliser vos parents allez sensibiliser vos proches allez sensibiliser les populations continuez la lutte jusqu'à ce que tout le monde nous rejoigne. ok kon ñu ngi lay jaajëfal rafet na waaw noo demee si samit yi ñu ngi amoon ki nga xamante ni mooy kilifa ku ko xam-xam ni artiste di xeexal tamit li nga xamante ni moom mooy population sénégalaise waaw dañoo amaat fi keneen koo xam ni dafa bokk tamit si ñoo lànk ñoo bañ ñu war ko mën a jël. El Hadj Mar Diagne di Fallou membre cellule comme nitu dëgg valeur bu ñu nee nitu dëgg valeur ñëpp seen xel day dem ci Abdou Karim Gueye quoi ñu koy ñaanal suñu borom gën ko may wér. bon tey li ñu indi Tëngéej mooy suñuy frère yoo xam dañ comprendre les enjeux ñoo lànk bi yaatu ci Sénégal gépp ñi ñëw jàppale leen taxawu parce que combat bi ñun ñëpp ñoo ko bokk loolu moo ñu fi indi bon ñëw représenter wan suñu nguur yi ne leen carrément dañu war a arrêter seen yi ñuy def parce que dëkk bi fi mu ne nii doxul te ñoom rek la ñooy détourner l'argent du peuple di ko def ci ay futilité bu ñu paree bëgg ko jëlaat suñu poste loolu duñ ko nangu. waaw ñu ñëw yokkum électricité bi moo tax ñu mal mais ak population bi ñu gis fii est-ce que loolu dina motiver nguur gi ba tax mu déglu leen. waaw mais loolu liggéey la rek processus la boo xam ñun ñu ngi ci dinañ fexe gis nga boo gisee ñu naan flyers fépp loolu rek ko waral informer les Sénégalais bañ comprendre les enjeux xam ni gars yi li ñuy tibb seen poste sàcc la dañ leen di arnaquer parce que dañ ne dañuy yokk à hauteur de 10% mais ëpp na ko boo xoolee boo demee ci di relever buñ la relever yóbbu bu sa facture ñëwee nga xool ko di nga gis ni dañ la arnaque loolu nag gouvernement Sénégal yàgg na ci parce que dañ xam ni les Sénégalais yeewuñu ci yenn côté yooyu quoi duñ ko sax xool sama classe gi duñu xool sax seen kilométrage yi nga xam ni moom lañ lakk seen yoon nekku ci
ci lu bari da leen di dal impôts yi dañ leen di sàcc chaque jour di leen sàcc chaque jour dañ ñuy sàcc ñun maanaam dañu am ay dirigeants yoo xam yërëmuñ ñu te man li ma jaaxal ci Sénégal mooy sàcc yi demuñu kaso des honnêtes citoyens la ñuy jàpp di leen yóbbu kaso xam nga Guy Marius Sagna kaso du këram dañ ko war a bàyyi mu dem këram parce que moom dafa taxaw di xeexal sénégalais yi di éclairer la lanterne des sénégalais ba pare aussi tëj biñ ko tëj jàpp ko ñëpp xam nañ ne loxo français nekk ci ginnaaw parce que ils étaient 9 bàyyi nañ ñëpp téye ko fa il dérange nañ bàyyi jàmm mu ñibbi këram parce que 2020 lañ nekk kenn dootul nangooti ñu lay noot sénégalais yi duñ ko nangu te Macky Sall na xam ni am na ay jeunes yoo xam ñu ngi en face ak moom duñ ko may dara. lépp lu mu teg dinañ ko ni tamit Guy Marius moo tëju boppam. ci naka noonu palais kenn du fa dem. mais lan mooy palais ñoo ko moom suñu kër la. demal États-Unis gars yi dañuy dem ci palais ba dem wax seen soxla dañuy saaga sax Donald Trump démocratie fa la toll gis nga Afrique buñ ñu sonal ci ay affaire ay palais kenn du fa dem ak ay yooyu taxawul yaa ngi dégg. Guy Marius Sagna il est responsable bi mu ñëwee palais bu ñu ne ko woon sa mémorandum day taxaw wax ak ñoom ci respect il est comme ça ñëwul pour indi benn attroupement ñoom ñoo la ko gën a xam mais nag xam nga ab sàcc moom boo yuuxoo rek mu daw parce que day yaakaar ci kawam nga jëm loolu moo fi am mais Guy Marius Sagna këram du kaso nañ ko bàyyi mu ñibbi këram te ñu jàpp sàcc yu mag yi nga xam rapport yi ñoo leen épinglé ñëpp a ngi koy gis boo demee poste nga dem kuddu nga dem feneen ak feneen. mu ngi noonu ñooñu ñëpp dañ leen épinglé ana Mame Mbaye Niang Prodac sunu alal mu ngi ci moom nañ ko génnee sàcc yaa ngi noonu ñooñu lañ war a jàpp yóbbu kaso tëj leen à vie travaux forcés ñëw ñu ànd reposer naat Dakar université ba poste Médine flyers fépp yi itam taxawul demee tam am na ñu ngi koy defee Liberté 6 na Sénégalais yëpp génn. ok jaajëf ñu ngi lay jaajëfal tamit bu bari boo gaay noo def lii moo fi xewoon tey si Tëngéej si mouvement ñoo lànk ñoo bañ. fii nga xamante ne mooy Tëngéej buntu jardin public dañ ko defee di ñaxtu li nga xamante ne moom mooy yokkum électricité bi ndax nee nañ courant bi cher na te yokkaat nañ ko kon ñoom foog ñu fight foog ñu jaayante pour ñu wàññi leen loolu noonu waa kon ñu ngi leen di jaajëfal bu bëree bëri ndax nii lañ koy defee saa su nekk si seen télévision Samy TV ñu ngi béggee di chia mbokku téléspectateur u Samy TV yëpp jaa ngeen jëf bu beneen yoon incha allah